juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili sënkam ci télévision Futur Média mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci Mouhamadou Bamba Ndiaye mi nga xam ne nag jamono yi daal nañ koy denc ci sëkk yu Yoff ay rek kaddu yoo xamante ni daal nañ koy biral daal di koy jagleel jëmu joojee nga xam ne daal na fi dëddoo di ngeen ko déglu suñu jotaayu xibaar yi lee dinañ ñu wax ci tolluwaayu mbas mi fii ci réew bu Sénégal ñeenti doomi aadama daal di dolleeku ci lim bi nga xam ne daal nañu ñàkk seen bakken lu tollook téeméer ak juróom-ñetti cas positif lañ am niki tey juróom-ñetti fukki yi ak juróom-benn yi ci ñoom nag di ay cas contact ki ñu njortu ne da doon rek sàcc ab oto ca kër bërekat bi di Eumeu Sène nag daal nay faatu ginnaaw nag bi ka ab crise daanalee bu ñu sukkandikoo ci gendarmerie waaye tam ki nga xam ne moom moo di waajuram bu jigéen daal nay weddi ba set loolee nga xam ne rek fësal nañ ko li mu jàpp moom moo di ki nga xam ne moom moo di doomam dañ koo làbbali ba mu rek daal di faatu daañu wax ci leneen ci mécaniciens yi nga xam ne rek toxal nañ leen foofee nga xam ne moom moo di ca Géejawaay la ñu nekk nag mer ba futt la ñu def daal di joxoñ baaraamu tuuma préfet ba fa nag ndax jàpp nañ ne jamono yi lu jiij njàkk moom mooy njàkk ci rek seen toxal bi nga xam ne daal nañ leen koy toxal ca barab ba nga xam ne moom lañ nekkoon mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram-fàccee. salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko junjee woon Mouhamadou Bamba Ndiaye daal nañ koy denc ca sëkk yu Yoff ay kaddu yoo xamante ni daal nañ koy biral daal di koy jagleel jëmu joojee nga xam ne dëddoo na fi doonoon koo xamante ni ku ñu ràññee woon la ci lépp lu soxal wàllu diine fii ci réew bu Sénégal Pape Fara ñi ngi demoon na teewee lu ni mel ñu teelu reportage bi. ci ambulance sapeur pompier bi ci la néew ki nekkoon ancien ministre des affaires religieuses ci nguuru Abdoulaye Wade yegg si nag foofu nga xam ne moo nekk sëgg jullit ya nekk ca Yoff xarit ak i jege ñaale nag jàpp ci nit ki ne jullit akkan la woon amoon tamit conviction. action am yëpp islam la même duggam ci politique sax islam a ko ci tax a dugg te fi mu ci ni mu ci duggee tamit toujours day porter principe islamique yooyu gënoon comprendre daa kon ko xeex fii ci Sénégal la rassemblement yi fi amoon yëpp ñu ko doon sooke ci la bokk nekkoon ci au devant. Bamba Ndiaye nag lu ñu mën a retenir si moom bëri na li ma si mën a wax rek mooy nit ku bëggoon xam-xam la. mais moom dafa yéwénoon si joxe xam-xam bi ba pare fonk l'islam te fu ñu ko woo ci l'islam pare na pour taxaw pour défendre ko ak lu mu ko mën a jaral loolu nag dafay wane ni rek nitu dëgg la woon nitu pas-pas la woon. jullit bu woyof jullit bu am xam jullit boo xam ne engagement am kenn nattable wu ko doy na sëkk rek nit mën a wax ne engagement bi Bamba amoon ci diina. Oustaz Bamba Ndiaye nekkoon tamit borom xam-xam yéwee noonu lool ci xam-xam bi nu mel. nit ku woyof la. nit ku jullite tam parce que man loolu laa ko xamee parce que yàlla jox nañu chance ñu jot a liggéeyandoo mu nekk suñu directeur ci rajo Océan FM mu nekk mu rafet a rafet nekk nit ku baax nekk nit ku woyof nit ku jullite ak tamit ku disponible tamit lañ mën a wax ci moom bañ na ko ba fu ko nit sollicité ci rajo yeeg télé yeeg fu ñu ko soxla ak heure bu mu mënti nekk taxaw na wuy ji ci invitation boobu. ku yéwoon la woon ci partager xam-xamam. foo ko masaan gis muy ci plateau télévision yi muy ci conférence internationale yi ràññee woon nañ ko ci xelam bu xóot ci l'islam ci aussi gis-gisam boo xam ne dafa boole modernité ak li nga xam ne mooy histoire l'islam. ki nekkoon ministre des affaires religieuses ci nguuru Abdoulaye Wade nekk na koo xam ne tamit très d'union la ci ñaari culture. mooy dafa nekkoon benn régulateur religieux ci wàllu diine dafa doon dalal ñu bëree bëri ku ne xam na ne Sénégal fii ñaari culture ñoo fi am maanaam ñaari école ñoo fi am moo doon a nekk benn. dualité muy ñi nga xam ne ñoo génne école française ak ñi nga xam ne ñoo génne ci daara ji yore école jàng arab wala ñu génne ci université arabo islamique yi. tey grâce à Bamba Ndiaye la ñu nekkee nit ñu dal rejoindre ay groupe terroriste. doon nañu defal itam léeg-léeg ay nuit d'étude maanaam di fanaan ak moom li gën a yéeme nga xam ne kilifa la woon booba jiite ONG yu mag a mag a mag waaye dañ doon dem bureau wax ko mu nungul ñu bu ñëwee fanaan ak ñun ci ay basang. témoignage bi benn la Oustaz Bamba Ndiaye nitu diine la woon jullit ak nekk tamit républicain jamono ji nag denc nañ ko sëgg jullit ya nekk ca Yoff mbooloo mu bari gunge ko ci këram gu mujj.
ci samay kàddu groupe Futurs Médias di ko jàll njabootam ndax itam bokk na ci ñi nga xam ne daan nañ jëflante ak moom ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy faral di am ci suñu antenne waaye itam di fàttali rek ne ki nga xam ne moom moo di doomam bi di Bachir Ndiaye mi ngi xam ne rek ne papaam boobee nag du jàngoroy mbas mi moom moo ko rek daal di yóbbu li leen itam lu mat a rek fàttali askan wa boobaak léegi ñu gis ne dañuy wax rek ne mbas mi moom moo ko yóbbu ci wile mbas sax nag la ñuy desandi ak tolluwaay yam jàpp leen ne ñeenti doomi aadama daal nañu toftalu ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken téeméer ak juróom-ñetti cas positif lañ am niki tey ci ñoom ñooñee nag juróom-ñetti fukk yi ak juróom-benn di ay cas contact dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. tey samedi ñeenti fan ci weeru juillet 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na. résultat yu bàyyi ko ci laboratoire yi te résultat yooyu nii lañ tëddee ci juróom-ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def téeméer ak ñett ñoo ci positif juróom-ñett cas ak juróom-benn ñoo ci cas contact ñaari fukk cas ak ñaar ñoo ci transmission communautaire ñooñu nag nii lañ tëddee Guédiawaye am na ci ñett cas Touba am na ci ñett HLM am na ñaar Colobane am na benn Dalifort am na benn Diamniadio benn Diouloulou benn Diourbel benn Kaolack benn Kër Massar benn Kolda benn Liberté 1 Liberté 6 benn Mamel benn Mariste benn Commune benn Mariste benn Pikine benn Thiaroye benn ak Vélingara benn ñeent fukki malade ak juróom-ñaar wér nañu te dinañu génn bu ci yàlla àndee tey ñaar fukki malade ak ñaar ñu ngi ci suñu service yi ci réanimation ñeent nit ñoo ci génn àdduna ni ki démb ajjuma ci ñetti fan ci weeru juillet bi ministère de la santé di jaal seen mbokk di leen ñaanal aussi yàlla xare leen àjjana ñeneen malade yi des ci hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi mbas mi duggee Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñaari junni cas ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci jot a am doomu jàngoro ji ci ñooñu ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñett wér nañu téeméer ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaax askan wi ñu gën a sàmmoo ak digle yi ñu joxe. wàllu wér-gu-yaram boobee sax nag la ñuy desandi wax ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wa yeewoo ca Mbousnakh Ngor xam ngeen ne ca commune bu Notto Diobass la nekk askan wa fa yeewoo lu ñu xam le moom moo di corps docteur la ñu amul ca wow li diwaan ngir mën a amal paj mi ci anam bu jaar yoon benn case de santé képp dong la ñu am te dem jamono yi nag dañ ko ne tëj ràpp dañuy seewlu reportage bi nga xam ne Cheikh Anta Diop ak Sey Latir def nañu ko. ñu ngi fii ci Mbousnakh Ngor di ab dëkk boo xamante ni dugg fi yombul fii de ganus la da ngay jaar ci dëkkaan yu bëri laataa ngay dugg ci dëkk bii de askan wi nag nee nañ neem nag seen kilifa yi am na lu bëri lu ñu def ci dëkk bi waaye nag lu jëm ci wàllu jumtukaay ay bërëbu fajukaay amaguñu ko nag case de santé bi nga xamante ne dañ ko fi tabax ay at a ngi nii kenn ubbiwu ko te amul benn matériel. case de santé bi gis ngeen ko defar nañ ko ba muy jekk suñu sañoon itam ñu leen dimbale ñu ci li ci war a nekk benn nit man cee nekk di faju tabax bi jekk na waaye amuñu ay garab ñu ngi ñaan itam ñu am ay garab ba man cee faju lu bari ci dëkk bi itam courant bi gis nga photo bi
parce que dafa daanu woon ñetti at a ngi dañ ko yeew ay buum waaw moo ndax daanu woon na bay laal ñag bi. lu jëm nag ci wàllu dund bi nga xamante ne nag ñu ngi ko doon séddale jëm nag ci wàllu jàppale njaboot gi ci feebar bi waa Mbousnakh Ngor ne nag jot nañ ci seen wàll kontaan nañ ci lool. wax dëgg yàlla alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di sant nguur gi ndax itam nit lu mu la defal ci dooleem war nga koo sant. tax Abdou Sène mi nga xamante ne moo yor kàddu ndaw ñi moom it di gën a ñaax askan wi ci feebar bi. mesure dara yi ñu fi waxoon respecté nañ ko trop kenn demul kenn du ko fi itam parce que jeunesse yi am nañu fulaak fayda bu ñu gisee fa xam nga foo jógee nañ la dénoncé di remercier particulièrement monsieur le sous-préfet de la commune. c'est la première fois dañu tere suñu xale yi kenn génnatul teg ci école bi bàyyi njaay mi bàyyi dem beeg dëkk bi tere xew yi ngénte amu fi ceet amu fi daj bu amee par benn mooy dem di jaale. ndaw ñi nekk fii ci Mbousnakh nee nañ sax ñoom am nañu taxawaay boo xamante ni dañoo bëgg lépp loo xamante ne dëkk yi de am nañu ko ñu indi ko fii ci Mbousnakh Ngor ngir fexe nag ba ndaw ñi dootuñu génn di dem Thiès wala Ndakaaru di utum xëy. Anta Diop cant ak ngërëm ñel na la mbokk yi maa ngi leen ko doon junju ci bopp xibaar yi ki ñu njort na rek da doon sàcc ndaamaar ca kër bërikat bi di Eumeu Sène bu ñu sukkandikoo ci gendarmerie nag di xam ne daal nay faatu ginnaaw itam bi mu amee ab crise ki nga xam ne moom moo di waajuram bu góor daal di weddi lu ni mel ba mu set wecc ndax li mu jàpp moom moo di doomam boobee dañ ko làbbali ba mu daal di faatu ñu seetaan reportage bu Abi Faye ak Modou Diop. image yi ngeen di gis mooy ki ñu ne moo doon jéem a sàcc oto mbër bii di Eumeu Sène ñu yeew ko ay simili lañu ci teg ñu gis ñaar ci ay gendarme ñëw jël ci ko ci kanamu Eumeu Sène njaboot gi ñàkk nañu seen doom waajuru góor wi jaaxle gannaaw bañ ko waxee génnuk àdduna ak Ibou Touré mii doomam moom mi ñàkk na doom ji gannaaw ba nga xam ne dañ ko dóor ay dóor yu metti d'après man li ma dégg dañ ko fekk ci oto Eumeu Sène daman booy bi musul dawal oto amul permis moo tax affaire bi xaw na ma jaaxal trop tayif laay jàpp quoi loolu laa mën a jàpp parce que tamit nga jàpp ni di dóor ay ponkal boo ko dóoree ba benn instant nga jàpp yóbbu dañ ko dóor ba mu dee 24 heures après man si laa koy doog a yëg xaw ma lu xew yëguma ko kenn woowu ma kenn renseigné ma kenn wax ma dara. Mamadou Touré dàq na lépp la nga xamante ne nee nañ moom moo rey doomam bi am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar te it la muy sàkku rek moo di yoon def li nga xam ne moo di liggéeyam pour lii mën a leer ci bopp askan wi. dégg naa ñu naan dafa piqué ay crise ak yooyu booy musul am crise xam naa peut-être dóor yi ñoo métti mais man quel que soit alpha ak lu booy bi mën a def war ñu ko dóor ba mu dee sérieusement mosuma ko si dégg booy bu lëj la nag lëj na trop bëri na histoire bëri problème. mais mosuma dégg ñu ne dugg na kër jàmbur jël fa dara wala affaire yooyu man nag bu doon sama sago justice def liggéeyam comme ni mu waree quoi mënuñu ma jox benn information dañ nekk si enquête mënuñu ma wax dara la moon détail man mënu ma ko am foofu. waaye la muy gën di ñaawlu moo di tekkaar lu mbër mi ne lu ji njaaga mooma. Eumeu Sène këram gendarmerie jege na ko mais na ko jàpp yóbbu ko parce que man j'ai des preuves yi nga xam ne booy dañ ko ligoté ko ba dóor ko. am naa si ay preuve vidéo waaw boo xam ne Eumeu Sène mi ngi taxaw boobu ñu ngi ko di côté c'est devant Eumeu Sène man loolu moom ci gën a métti quoi. parce que xam nga ndax muy engagé wu parce que moom mënoon na intervenir quoi boo intervenir peut-être loolu yëpp du ci am. ca bataaxal bu gendarmerie bind ndaw mii di Ibou Touré ñu ne génn na àdduna gannaaw ba mu amee ab crise ci locaux brigade gendarmerie bu Mbaaw ab autopsie des nañ ko cay def. leeral rek ne suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo doon def boobule reportage ñu ngi doon jéem a jokkoo ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène ngir rek taataan ay xibaar ci moom waaye mujj ñu ko jot. dañuy wax ci leneen mbokk yi dëgmal ca Géejawaay foofee nag mécanicien ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mer ba futtu la ñu def ginnaaw itam ba ñu leen jëlee ca bërëb ba nga xam ne fa lañ doon daanee seen doole ñuy xam ne itam ne lu jiit njaag rek préfet bu fa nag moom moo di njaag ndax moom rek moo daal di sóob lu ni mel dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Seydina Badji moom moo yoroon seen kàddu ci micro Salif Sow. ñun parce que ñun moom dañ fa ñu dàqee ñoon mënu ñëw sax lim di lim ndax xaju fi mën nañ fay fanaan waaye fii ci Géejawaay rek dàq nañ ñu bi suñu dàqee bi mooy 4e fois fu mu ñu dàq ñun nag damay laaj ba xam ñun dañoo dëkku ci dëkk bi wala ñun
ay benn nationalité lañ am ndax yàlla dogal na man bokk naa ci ñu toog ak moom ndax bañ ko waxee ne ko fii buñ fi jógee ba fii ñu fi nekk tey ay mbalit lañ fiy tuur chaque jour ñu wàññi fi ay saret yu yëpp ay mbalit lan la ñu wax génn leen ngeen bàyyil ma ko noonu man xam naa lu mu fay def tuur ay mbalit moo ko gënal ay nit di fi daan seen doole kon moom na seetaat boppam kenn werantewul ne jamono ji fi toll ni tey dafa métti ndax corona mi ngi ci réew mi économie bi yëpp dafa daanu kenn yorul dërëm état génnee ay aide di ko jox ay nit xam na ne mbir mi dafa métti waaye ñun nag dañuy laaj suñu ñeneen ñoo xamante ne dañuy nag dañoo mer ba futtu di collectif des agents de transfert d'argent ñoom ñooñu nag seen meneen naataango boo xamante nii rek mu ngi def lu ni mel la ñu mer ba futtu ndax jàpp nañ ne yenn saa yi day tëgg a témbel li nga xam ne rek moom moo di réseau bi ba tax itam ñu jàpp ne rek dañ ko yóbbu fa mbaxane doon ay benn dañuy teewlu kenn ci ñoom di Biram Sall. dafa am société bu bees bu ñëw ci place bi bu tudd Wave bi mu ñëwee ci place bi mënul woon dugg ci point yi li mu def mooy dafa ñëw ci point yi ñu signé ak moom ay contrat yoo xam ne daf ñu engagé ñun ak ñoom pour garantir produit bi mu ñuy jox muy Wave bi ñu war a fonctionner ci point yi daf ko accompagner ak préfinancement point yi li xew nag tey mooy pour garantir produit bi ñun ñu mën di fay client bi ñëw ci ñun baa ñuy mën a def opération yi moom moo doon teg ci point yi liquidité bi tax ñuy def loolu tey yeewu na xëy na bés nee na day retirer fonds yooyu mu defoon ci point yi li tax nag ñu def point bi mooy contrat wu 1 an lañ signé woon ak moom li daw matagul sax 6 mois. li mu def nii mooy dagg contrat yi sans préavis ba pare retirer fonds yi systématiquement du marché risque bi nag pour clients yi mooy ñun mënatuñu def face demande client bi. mooy Wave wàccee na ay huissier kii ay nitam ci terrain bi ñuy dem ci point yi di ko bloquer de façon abusive. Le respect strict des contrats ou c'est la justice qui va devoir trancher. ca diwaan bu Kaffrine nag yokkub ndox mi mètre cube bi nga xam ne jëlee nañ ko ñeent fukk daal di ko yóbbu juróom fukk boo de coupure itam ñu jëlee ko li nga xam ne moom moo di ñaar téeméer yóbbu ko juróomi téeméer askan wa nag daal di joxoñ baraamu tuuma Félix O ba tax itam ñu daal di mer ñoom itam ba futtu dañuy teewlu kenn ci ñoom nga xam ne rek moom moo yoroon seen kàddu ñu seetaan. yi nga xamante ni moom la concerné mooy communes yi commune Ndionik commune Birkelane commune Mabo commune Kër Mbuki commune Jaamal Touba Mbella Mbëlëb ak Segré ak Birkelane maanaam ñëpp ñu ngi leen di sonal ñëpp Félix O daal li ñu lay wax ci gàttal moom mooy sonal na askan yi te it nag dafa mel ni la fi newoon moo gën fuuf li fi ne léegi ñeent fukki dërëm lañ doon fayeeku bii juróom fukki dërëm la ñuy fayeeku les 1000 francs lañ doon fayeku bii juróomi téeméer la ñuy fayeku te lañ ñu waxoon ñoom defuñ ci dara dañoo waxoon ni dinañ ñu may deuxième forage loolu gisaguñ ko dinañ ñu jox ndox mu sell te set loolu gisuñ ko parce que ndox mi boo ubbee robinet bi day xonq cur li ci gën a yéeme mooy fit yi boo demee fit yaa ngi sotti ndox mu salte maa ngi duggaat ci biir fii di ñëw ay coupeur aussi lañ jëlee feneen ca àll ba ñoom ñoo ñëw di couper waa Birkelane lii nag ñun wax nañ ko ci point de presse bi nii mais suñ ñu jàppale wut am na beneen taxawaay boo xam ne dañ koy taxaw doomi département bi yëpp Félix O moom mooy seen problème. Mokhtar Lo moom moo nekk njiit bu boobule commission beneen ab njiit la ñuy wax bi la yoon nag di directrice générale bu agence nationale de l'aquaculture moom moomee nag amaloon ab doxu nemmeeku fa nga xam ne moom moo di ca Bouna nekk ca département bu Bounkiling lu ni mel nag daal di am yoo xamante ni bëgg nañ ko sumb ca woowule gox lu ci mel ni ay bassin loolee nag buñ ko xayma daal dinay toll ci fanweer loolee lépp nag ak naan la woo xamante ni am nañ ko ca woowule diwaan ñu teewlu tëniñ ñu ngi Bouna nag dafa di gox boo xam ne dafa am ay projet aquaculture yu fi démarré ay at mu amoon ay cage yu ñu yaree jën fële ci biir dex bi mu am aussi fabrique d'aliments bi cage yi ñu ngi toll ci fanweer te ANPEJ moo ko financé directeur général bi maa ngi koy nuyu di ko sant ana def leen gunge parce que ñun la suñu xam-xam màcc ci yarum jën gunge leen gunge acteurs yi pour nit yi mën a maîtriser li ñuy def ci liggéey bi cage yi nekk Bouna dañ ko récolté donc dañ ko bëgg empoisonné maanaam yar bi dafa taxawoon dañu bëgg démarrer waat ko indi doomu jën yi ndaw yi buñ jógee foofu la ñuy dem pour def dañu jën yi ci ndox mi commencé def jën yi bu ñu jógee si cage yi tamit ñu ne léegi fabrique d'aliments bi mooy fu ñu defaree xont jën yi parce que jën yi comme ay ganaar dafa war a am ñamam bokkul ak ñamu ginaar donc ba tax na ñu ne woon nag comme gox bi tamit amul fu ñuy jëndee ñamu jën parce que yenn saa yi dañ koy jéegaane bitim réew moo ci ëpp
wala nga dem ba Sédhiou pour ana am lu mu la defaral ñu ne ci projet bi nañ defar fii machine pour defar aliment poisson parce que machine bi non seulement dina indi koom-koom ci jeunes yi mais aussi dina tax ñu régler problème aliment bi. Tening Sène moom mooy directrice générale bu ANA dañuy wax ci leneen ñi nga xam ne ñoom ñoo di député yu commission développement rural ci assemblée nationale ñoom ñooñu nag ñoom ñoo amaloon ab tournée ca bassin arachidier lu ni mel nag ba ñu fa demee ñaaru jafe-jafe la ñu nemmeeku ca usine bi nga xam ne ñu ngi koy woowee Copéol nag ndax itam la nga xam ne moom la joxoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi ca jamonoy mbas mi daal di ñuy gane si te jamono yi nag amuñu lenn loo xamante ni mën nañ ko fayee ñu teelu reportage bu Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Délégation parlementaire commission développement rural bu assemblée nationale ci biir makkaanu usine bile di Copéol ngir nemmeeku si doxinu usine bile nal diwlin ci fàttali def di usine boo xamante ni bari woon na lool ay jafe-jafe ci campagne de commercialisation bi ñu génn ndax bor bi ko nguur gi yoreloon dem sax ba dàq ñu bari ci personnel am commission bi nag taxaw ngir layool usine bile bu baax a baax. te Copéol tey jii problème yi mu am yëpp lu ci bari mbas mi ci la bokk. ndax dafa contractuler ay paysans jox leen jiw jox leen engrais jox leen intrant yëpp nawet bi baaxul ñooñu mënoon a wëlbatiku ci biir seet beneen liggéey bu ñuy def pour jéem a fay loolu far mbas bi tënk ñëpp kenn mënatul dem kenn mënatul dikk donc Copéol moomu bi muy jox ñooñu dafa leb ci banques yi moom itam ndax yorut kees gu dul jeex bi mu lewee ci banques yi ñooñu fay ñu ko du mën a fay banques yi plus dette intérieure boobu état bi yoreel na ko ñu ni kii nañu ko accompagner. pour que vraiment mu mën a démarrer waat ay activités normalement. laata usine bi de nag délégation bi jot na def quelques tours ci biir gox bi dem visiter usine bu kawoon buy traité ay semences dem na itam ba dëkk bi de di Gandiaye daje fa ak ay paysans yu ko xamal ne yenn ci jiw yu ñu jot dara baaxu ci. il faut que sur le terrain les services qui sont sur le terrain nañu ko xool opérateurs yi képp koo xam ne jox nañ la agrément jox la quota. da nga ko war a doxal normalement doxal ko normalement mooy bu dee jiw la da ngaa war a respecter variété bi parce que dëkk bu dee dafa am variété parce que hivernage bi la muy doon ca Kaffrine bokkul ak la muy doon ca Diourbel. campagne njaayum gerte gi ñu génn nag ñu gis ne chinois yi bëri woon nañ lool ci biir marché bi ba tax na usines yu bëri yuy nal diwlin ci biir réew mi amoon ay jafe-jafe lool tax nag ñi di parlementaires yi di woo nguur gi mu gën a réglementer secteur njaayum gerte bi te gën ko organiser. Ibrahima Diame cant ak ngërëm ñeel na la gerte googu nga xam ne nag moom ngay wax ca diwaan bu Médina Yoro Fula nag mu mel ni am na fa ba mu bari nekk nag bëgg-bëgg bi jamono yi moom mooy fexe noo xamante ni rek du des seen loxo ñu teelu reportage bu Abdoulaye Diallo. ñu bokk ci ab kuréel bi ñu duppee l'association des agropasteurs ay béykat yu département bu Médina Yoro Fula ñoo fas yéene taxawal ay usines yi nga xam ne mën nañoo defar gerte giñ fay béy ba mu jur yeneen ñam maanaam de la transformation pour ñoom looloo leen mën a wàññil jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu njaayum gerte. biir nawet bi sax ndax am na ña nga xam ni dañuy jël xaalis ci la nga xam ne daanaka kilo bi du ko jar ndax foofu dañuy manqué xaalis lool ndax am na ay activités yu taxaw mais aussi jaayum gerte mi ci prix bi nga xam moom lañ koy jaayee su gerte gi ñoree mais li nga xam moom la ñu proposé mooy gerte gi baykat bi ci mën ko transformer boppam def ko produit ba nga xamante ni na ko jaay njëg ga nga xamante ni njëggu jéggi dayo lay nekk da nga xam dina ci gis boppam bu baax loolu kenn ku ne su ko mënee rek day sawar ci mbéyum gerte. wàllu mbéyum sésame bugg nañ si soobu bu baax a baax. ci wàllu mbéy ñu gën a dox ay jéego ci gerte comme ni ñu la ko waxee gën a dox ay jéego ci maïs gën a dox ay jéego ci sésame mais gën a dox aussi ay jéego ci matériel agricole parce que matériel agricole soo ko amul daanaka li nga bëgg doo ko am même soo amee tool soo amee semence ak yooyu noonu te amoo jumtukaay yoo béyee nawet bi aussi daanaka du la jëriñ dara. wàllu aar alam gi ak i càmm foofu it am na liñ fa nam def. ci wàllu càmm gi aussi bëgg nañu gën a dooleel nag yi nga xam ñoo fi nekk di produire meew noonu ñu ko defee mooy indi ay yëkk yaa nga xamante ni dañoo bokk ci giir guy produire meew lu bëri nga xam su tawee nag yu jigéen yi nekk fii seen doom yi après ñoom dañuy mën di produire lu bëri mais aussi ci wàllu aar alam gi dañuy liggéey ak waa eaux et forêt defar ay pépinières ngir di mën di replanter ndax àll bi daanaka yàqu na mais aussi defar ay pare-feu ya nga xamante ni dana tax ba daay gi su ñëw du mën a yàq dara.
donte yile Agropasteur bari nañu ñi fa xarañ waaye soxla nañu yeneen moyen mu waral ñuy sàkku ci nguur ak ci bépp partenaire nguur gi ci wàllu développement ñu jàppale leen ba li ñuy mbébét mën a antu. ginnaaw Médina Yoro Fula ñu dëkkmal fa nga xam ne moom moo di ca Sédhiou foofee nag askan ba fa nag jamono yi takk ba dëgër la ñu def ngir daal di xeex li nga xam ne moom moo di ñàkk cet gi naka noonu itam ñu daal di amal lekk li nga xam ne moom moo di ab set setal bu ñu sukkandikoo ci kuréel yi nga xam ne nag moom moo làngoo wàllu set gi foofee nag di xam ne village bii di Diallokounda nag moom moo gën a set te itam di sàkku ci askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekk ca yeneen i village yu ñu def lu ni mel ñu teelu reportage bu Bakary Konté ak Fally Diamé. fii ci diwaanu Sédhiou ay jigéen ak ay ndaw ñoo daal di amal ay journée set setal loolu nag nekk loo xamante ne askan wi dañu bëgg setal seen gox xeex lépp loo xamante ne nekk na ay mbalit fii ci diwaan bi Diallokounda nekk gox boo xamante ne sorewul Gambie ñoom tamit askan bi bés bu nekk ñu ngi set setal ba tax na service d'hygiène daal leen primé. mission bi tey mooy ñu ñëw remettre benn trophée village yu Diallokounda bi yàgg xeex ci wàllu set ak setal ak maanaam maintien environnement. ci gox boobu sax fu mu nekk nii amatul ay nit yoo xamante ne bu ñuy dem ci ginnaaw kër ci àll bi la ñuy dem ñoom ñëpp am nañ ay toilettes ci seen kër ba pare day tëju. critère bi ci njëkk mooy dëkk bi kenn waratul dem àll ba di jonkon maanaam di dem ginnaaw kër di cabinet kenn waratu ko def fii Diallokounda kër yëpp boo ci dugg am na douche bi tëj nañ ko ndoxo ngi foofu ak saabu te loolu la ñuy wax latrine. def daal loolu moom mooy fin de défécation à l'air libre. Imam Mamadou Diallo président AVPE moom nag daal di ñaax yenn gox yi ñi daal di copier ci village Diallokounda. balaa nga xeex feebar xeexal tilim boo xeexee tilim rek mën nga échappé ci feebar loolu moo tax service d'hygiène ñuy wax xeex tilim daan feebar te lii encouragement la rek kon dëkk bu nekk itam war na def lu mel nii. pour ñu ñaan yàlla année prochaine mooy at bi di ñëw 2021 mu nekk encore beneen dëkk boo xamante ne mooy am prix bi. ma ne émergence pour mu am si hygiène lay jaar wala du dem. capitaine Amadou Sarr pour mu nekk nii mu ngi wëyal sensibilisation si zone frontalière yi moom nag mi ngi ñaax askan bi ñu daal di multiplier initiative yi mel nii loolu nag bu amee mu ne si la ñu mën a xeex lépp loo xamante ne nekk na mbalit si diwaan. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñu doon teewlu ci jotaayu xibaar yi lay dig daje bi léegi lay doon ak Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wëy ak suñu ay programme fii ci télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.